li wax sànq nañ ko def Guédiawaye nañ ko def Mbour ak Thiès sànq ñu ngi wax grève liggéeykatu waa commerce mais noonu la mel protection civile dafa am ay bànqaas yu nekk ci gox-goxaat yi mais mettre ñu leen dans des conditions yu mën a tax seen liggéey ñu def seen liggéey ci ni mu jaadoo ba noppi bu ñu def seen liggéey protéger wu ñu leen ci wàllu juridiquement protéger wu ñu leen sous-préfet bu Dakar Plateau daaw ak ren li mu wuy ji ci ay convocation pour jox ay nit sommation pour ñu génn seen kër pour ñu war a daaneel kër gi ñu porter ko plainte moom muy dem di wuy ji ay convocation autorité ñu koy porter plainte ndax li mu la ni sa taax mi dafa màgg da nga ko war a daaneel xam nga kooku yoon wi état bi protégé wu ko mais ba ñu ko porter plainte ki ko porter plainte non seulement dañ ko woon dugal ci ñuuf bi tëj ko kaso mais daaneel këram te duñ ko tàggu parce que terrain bi moo ko moom kenn nanguwu ko ci moom mais li nekk ci kaw terrain bi lañ nen dafa màgget dafa am durée de vie jeex na da nga ci am xaalis bi ngi doon am jeex na tabaxaat ko mais quartier yi ma la limal nii sànq ku fi am kër gu légal nga xam àdduna def sa ligne de crédit ci banque yi boo ko mën tabax ñu tabaxal la ko am na ñoo xam ne médiocrité moo leen neex dans ce cas nag bu état taxawee di seetaan ay bakken di rot loolu responsabilité yi gouvernement bi la protection civile ñu ngi fi am nay technicien jox nañ leen rapport chaque année ñu jox leen ni rapport état bi moo réagirul intérêt politique moo tax mënuñu réagir nombre politique bi ñu am ay voix la ñuy chercher mais nañ continuer di xool ñi dee mais nañ bàyyi xel ci ni benn américain bu dee ci Afrique événement la breaking news la benn français bu ñu kidnappé ci Sahel bi breaking news la dina tax sax gars yi seen ministre yi déplacé wu mais africain bu dee ci biir dëkkam moo gën a ak ñooyam non calculer na ngeen si daaw mois de juin ak mois de juin 2020 ñaata nit ñoo dee ñu rey leen daanu seen kaw moto mbëkk leen ñu agressé leen ñii xaru konteel ñaata la ba léegi mënoo xam nombre bi parce que ba kenn africain amul benn valeur en Afrique c'est dommage malheureusement c'est dommage ni nga ko waxee Hadj Mansour ñu wéyal xibaar yi wax ci wàllu politique ak législative yi ñu jàpp ci fanweeri fan ak benn ci weeru sulet gi ñu jëm njiitalu Think Tank Africa Jom Center moom Alioune Tine nee na xelam dal na ci lu nu waneegum jamono ji ci élection yu dal ak itam lu leer naññi waaye nag Alioune Tine mi ngi woowaat bu baax a baax kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu dénk élection yooyu la ñu jël mesure yu am solo ngir scrutin bi mën a rek am ci nu mu waree te kenn du ci am lu la naqari Alioune Tine ñu teewlu ko. wax pouvoir bi bu fekkee ne perte na mu reconnaître que perte na bu fekkee ne opposition bi tamit perte na mu reconnaître que perte na donc am naa yaakaar ni ku gagné dinañ wax ne diw moo gagné ñëpp reconnaître ko parce que élection bi ñëpp koy surveiller y compris yéen donc sàcc bi dina metti lool ci élection yi donc am nañ yaakaar mais nag dañuy jóg léegi am nañ ay xalaat ci école yi nga xam ne dafa am ndox am inondation état bi il faut que mu jóg pour que ñun ñu mën a dem voter ji te it ñu ne ñun ñi même bu tawee dem leen voter parce que ëllëg si biir bu ngeen ñëwee di jooy naan assemblée bi amul lii demul amul laa ci yenn la parce que démocratie tamit peuple bi ñoo ko moom ñoom ñoo war a jóg fexe ba nga xam ne lu ñu bëgg am. Alioune Tine mi ngi doon yëkkati yooyu lekk kaddu ci ab ndaje bu am solo wi nga xam ne ci lañ doon lancé ab concept bu ñu duppee yóbbalu député ngir fas yéene gunge ñi nga xam ne ñoo war a tàbbi ci 14e législature bi mu mel ni kon ay candidat la yu nga xam ne dañ leen di defaral ay concept ak itam xamale leen lan mooy solo suk assemblée nationale lu jëm ci wàllug sabab bi nag du lenn lu dul ñu am assemblée bu ñoŋ te am qualité noonu la xamle moom Alioune Tine ndaje boobee nag na nga ko bakkee ko moo ñu fa teewloon. initiative bi di yóbbalu député te nga xam ne askan wi lañ ci gën a jox kàddu liñ ci namm mooy tabax beneen xeetu député ñeel 14e législature bi. li ñuy xool mooy ñun nan la ñuy def ba nga xam ne assemblée nationale bi nga xam ne moom lañ daan gis ak député yi nga xam ne ñoom lañ daan gis ñu naan sama député parti sama député président sama député coalition. ñu nekk député yoo xam ne député askan la. kàddu askan bi jib ñu jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy wut assemblée nationale. ñu jox leen yóbbal maanaam ñu jël sens ak signification dugal ko ci mandat ça c'est très important jël ay contenu def ko ci te tey dégg nañ ko
bi la jotaay weccante xalaat te nga xam ne Afrikajom Center ak Oxfam ñoo ko taxawal leneen lim ci nam mooy saxal débat citoyen. liggéeyu benn fan liggéeyu accompagnement la. coalition yi ñoom ñëpp ñëw nañu indi nañu seen ay représentants. dañuy door genre accompagnement bu nga xamante ni dinañ ko mën a continuer ak ñoom maanaam ci ñeenti at yi ñu nar a nekk des députés du peuple. indil leen ay jumtukaay yu nga xamante ne dina mën a gën a dooleel seen mission au niveau de l'Assemblée nationale. ginnaaw Kolda ak Saint-Louis Dakar mooy diwaan bi ñu dar keppee bi la jotaay nga xam ne face à face la woon bu dox ci diggante ñi teewal juróom-ñetti liste yi soobu ci élection législative yi ak askan wi. ndaje nag na nga ko bokk yokku lu jëm ci wàllu ressources naturelles yi yëkkati nañu ko fa bu bare waaye nag ki nga xam ne moo di Alioune Tine njiituluk Afrikajom Center think tank wax na ne 14e législature bi lu am solo la nar a doon en tout cas ci répartition yi nga xam ne dañ ko def ci ressources naturelles yooyee ci liggéey bu am solo wi leen ciy xaar ñu teewlu ko. day teg Sénégal foo xam ne ci niveau bu rëy dafay changer xar kanamam totalement tey gaz dafa changer li ñuy wax sax géopolitique mondiale boo jënd ci diggante Europe ak Russie rek géopolitique mondiale bi ban rôle lañ ci mën a jouer donc dañ ko war a waxtaanee ñu dem seet ñi nga xam ne am nañu pétrole ak gaz nan lañ def ba nga xam ni seen askan yëg nañ ko nee nañu léegi ñu ngi Qatar sax Sénégal ko ëpp gaz ñoom nan la ñu defee seen gaz am solo seen askan gis ko seen xar kanamu réew changé tamit ñu xool pétrole bi ak gaz bi ci réew yi nga xam ne dafa indi xare indi fa fitna ba indi fa ndóol waxtaane ko ba nga xam ne pétrole bi ak gaz bu ñëwee daf fi indi jàmm indi fi naataange loolu lañ bëgg mais bu fekkee ne amul waxtaan bu ñu def attention li ëpp ci alal ji day dem bitimu réew. ci kàddu yu njëkkaaluñ seen Serigne Saliou Gueye dafa nag sàkku élection yi xam naa ñu ngi ci dernier virage yi ñu amal ko ci anam gu mu gën a amee transparence coow ba ju cee am te loolu mi ngi koy sàkku ci kilifa yi. waaw mais xam nga man fàttaloo élection boo xamante ni am na ci réew mi. sans pour autant mu am genre kuréel yu mel nii surtout ci li jëm ci problème de violence wala ci problème transparence mais xam nga problème transparence waroon nañ ko mën a régler depuis bi nga xamante ne samp nañ ONEL après mu am beneen kuréel goo xamante ni Sénat moo ñëw wut si ko mais tey bu ñu xoolee li gën a manqué mooy une autorité indépendante boo xamante ni moom mooy gérer élection yi parce que bu fekkoon tey loolu am na confiance bi dina gën a mën a am entre les différents acteurs surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi ak ñi nga xam ñoo nekk ci nguur gi mais Macky Sall bi mu ñëwee au pouvoir dafa dindi li nga xam ne moom la fekkoon comme héritage Abdou Diouf héritage Abdoulaye Wade moo di tàmm nañ ne léegi élection su ñëwee day am une autorité indépendante ñëpp jàpp ne farul fenn moom mooy lijjanti lépp lu jëm ci élection yi Macky moom ba mu ñëwee ba léegi dafa jàpp ne c'est son ministre de l'intérieur ci boppam moom moo war di jiite élection yi te ba mu nekkee ci kujje gi da doon xeex loolu pour que moom autorité indépendante je crois que tey li gën a war a mën a indiwaat la question de la transparence moo di il faut ñu delloosiwaat loolu xam nga Sénat bi fi nekk nii vraiment amul doole boobu il faut qu'on renforce pouvoir ba mu nekk une autorité indépendante mu genre CENI boo xamante ne ni tey bu élection amee moom moo koy organiser de bout en bout ministère de l'intérieur day koy accompagner tout simplement mais malheureusement loolu amul moo tax tey kuréel yu mel nii aussi ñu koy mettre en place te toujours boo xoolee dans le fond il y a toujours des craintes de violence parce que transparence fu mu amul rek dafay jur violence moo tax il faut tout pour que transparence mën a am mais li ci mën a am daal moo di élection moom c'est une fête de la démocratie nañ jàpp ne daal bu amee fête démocratie la fête démocratie nag su amee dafa war a jaar ci yoon leer ci bopp ñëpp gi nga su jaaree ci yoon leer ci bopp ñëpp li nga xam moom la ñuy craindre yëpp du ci am mais su fekkee dafa am lënt rek parce que légitimité aussi boo ko bëggee jël rek nit ñi dañuy fippu mais bu ko leree ne yow légitimité boobu amuloo ko parce que démocratiquement carte yi war na ne amuloo légitimité boobu su boobaa violence bi ci boppam dina mën a écarter wu mais tant que loolu amul problème yi dafay dellusiwaat rek moo tax il faut que nécessairement élection yi bu weesoo ñu instauré waat une autorité indépendante boo xam ne ni moom mooy gérer lépp lu jëm ci mbirum wote jëm ci wàllu organisation bi surtout Hadj Mansour fàttali leen ne itam ne